and I ask pardon for all my defects. And now let us entrust the Holy Church to the care of our Supreme Pastor, our Lord Jesus Christ, and implore His Holy Mother Mary, so that she may assist the Cardinal Fathers with her maternal solitude in electing a new Supreme Pontiff. With regard to myself, I wish to also devotedly serve the Holy Church of God in the future through a life dedicated to prayer. From the Vatican on the 10th of February 2013. Having had our Holy Father's resignation, we also went to town to sample the views of Christians and non-Christians alike about their reaction when they heard of our Holy Father's resignation. Here are some of those reactions. Moses Rame, being a digger Pope Munge resign, nanga feel being a digger Pope Munge resign. Mako dege jërëjëf Bill Conti jaaxle woon naa waaye bu ma toogee déglu xibaar bi ak la nga xam ne moom la wax gis naa ne ci dëgg lu mu wax lu déggu la ngir ne nit ku dem ba yëg màggetaayam ak at yu mu am ak la nga xam ne mooy li ko jàngu bi teg ne en gi diis na te at yu mu am ak wérgu yaramam mayatu ko foog naa ne def na li war ngir ne resign ndax keneen ki nga xam ne na mun a yóbbu jàngu bi fu ñëpp bugg a jàngu bi àgga fa mun a ñëw soldaalam continuer liggéey gu mu tàmbali doon na loo xam ne war nañ ko jaajëfal bu baax a baax tey di ko ñaanal yàlla ndax yàlla may ko wérgu yaram may ko it fan may ko lépp li nga xam ne moom la séntu ci dundaam. mbég ci man la bi ma déggee Paul Benedict dafa resign ndaxte kattanam bu ko mayul wone na àddina si ak jàngu bi ni lépp loo xamante ne li la yàlla jox boo demee ba nga xamante ne mënatuloo da nga war a wàcce nga jébal liñ la jox keneen mu mun a jiite loolu jàngat boo xamante ne bu war a law ci àddina bi surtout ñun ci président yi nekk fii Afrika nga xam ne di nga gis koo xamante ne dina nekk ay at yu bëri boo xamante ne mënatuloo bugguloo joxe li jàngat la ci jàngu chrétien buy jàngal àddina bi. xibaar bi biñ ko déggee ñun ñëpp jaaxal nañu ndege lu mel noonu yàgg na te amul ci coot bi bu amee benn yoon la wala ñaari yoon waaye Pope bi ci boppam li mu wax ne moom moo ko tax a bàyyi buñ ko xayma dëgg war na mën a nekk soo xoolee ne sa wér gu yaram ak li nga xalaat ci sa xel mënatul dimbali nit yi ni mu waree war ngaa mën a tekki sa ndombo tànk ci loolu la ko weer li mu def waaye xanaa li jaaxal nit yi nag dafa yàgg te amul te ñu bare duñ ko understand noonu dina bari wax ji dina ci bari lool buñ xoolee Pope bi nga xam ne moom la wuuteel ki mu replace Pape John Paul II moom toogoon na magetoon na trop feebar boole ci waaye teewul mu muñ te kooku itam gis-gis la woon ci moom xam nga ñun mënuñu coono ci yoon bi ba dab Yeesu Krista xam nga soo jàppee ne dañu war a coono ba mu jeex ba fa mu war a bi fi coono war a yem mën nañ dem nekk ci loolu waaye soo gisee itam ne sa nekkin foofu dina indi gàllankoor ci ngëmu nit yi nga dem moo gën xibaar bi nag dëgg xaw ma keneen waaye man xaaruma ko woon te lu mel noonu pour nga wax nit yi li ko waral déggantaan dina jafe bi ko di nga wax nit yi ne Pope bi dafa màgget dafa feebar lii ak lii waaye nit yi ba tey seen xel yi dina ñaaw ci leneen moo tax xëy na ñu gën a ñaan yàlla rek xel mu sela mi mooy tanaat beneen Pope ñu dank yàlla loolu
mu may ñu koo xamante ne wér gu yaramam ak xelam dina ko may mu jiite Roman Catholic Church. Waaw jërë ngeen jëf. Munatuta yóbbu lifin bi daal ba pare his health is not that much good. am na right pour wax nit ne dafa bëgg a resign, although resign pour bàyyi liggéey bi, but he will still give a helping hand to us. Breaking news for the Catholic community all over the world, and but as a shepherd, as a chief shepherd of his flock, if God has destined him to do an early resignation, let the will of God be done. And we are praying that the footsteps and what he has done, the legacies he has left as a pope for the past 8 years, his successor or his predecessor would follow his footsteps in the right way to lead God's people and his church in a better and holy way. For me, it was a shock, and I would say that it's the will of God too. Because sometimes things happen that mankind cannot say or express what it means, but it's the will of God. And we pray that the coming one will be like just this one that have just passed. Pope John Paul, he went all the way, though he was sick, but he went all the way. So it kind of doubted me why Pope Benedict decided to retire. But as I say, it's the will of God, and we pray that his health will improve. Everything. So he knows his reason. There's God behind everything. We wish him all the best, and then hope we have a good Pope. I feel good because now he is old. Yes, when I heard it from the television, I was happy because now he is very old. I'd love to have someone like Pope John Paul who went all the way. Yes, at least we have gone up to death, and then we look for another one than him resigning at that very moment, and then there's a lot of talks here and there. When I heard of the Pope resign, I was not very happy because he was a very good man and he did very well in his work. So when he was about to resign, when he said he's going to resign, it was very sad because he did a lot of job, and he resigning is going to be a great loss for the Catholic community. Yeah, for me actually, when I heard it at first, I was wondering what is really wrong. But I said to my mind, I said, anyway, God knows what is in each and everyone's heart and what goes within. He might not tell us. But I pray that the Spirit of God that has helped him to say, he's okay now, he's tired, or whatever the reason might be for him, because we are not told why. I said, may his will be done in his life. Friends, I welcome you back to Kado Dundagi. You have heard those reactions. We pray for our Holy Father. As he retires, he says, to a life of prayer. We also pray for him that God, after having worked assiduously for the life and growth of his church, his love is an example for all of us to follow, especially his love for the church. We pray that God will continue to bless him abundantly. We are in the season of Lent, and this is a season of grace, a season of prayer, fasting, alms, giving, and abstinence. And we started this season with the distribution of ashes. We all receive ashes on our foreheads. And we ask, what is the significance of all these ashes? Father Anthony Gabis is here to explain that to us. Peter, suñ jëlee doomital gi doon na loo xam ne aada la jàngu bi jël moomal ko boppam mais ci jamono nit ñi dañ daan jël doomital di ko riiboo wone la nga xam ne mooy rëccute ne rëccu nañu la ñu def suñ jëlee ci suñu téere bu sell bi njëlbeeni xaaj bi mu ngi fa ña nga xam ne ñii dañu tooñ ñu jël doomital diwoo ko riiboo ko wone ne rëccu nañ seeni tooñ David kenn la ci ñoom waaye di nga gis ne doomital gii bi mu ñëwee ci biir jàngu bi léegi ribootuñ ko nañ jël sax naka la dooree ne rëccu doonoon na loo xam ne jàngu bi daf ko jagleloon ña nga xam ne ñii bàkkaarkat ku mag lañu woon mu ñëw ba Yeesu génnee àddina njuni at gannaaw ba mu génnee àddina ña nga xam ne ñoo ilifoon jàngu bi jël ne ñun ñëpp i bàkkaarkat lañu comme que ñun ñëpp i bàkkaarkat lañu kon ñun ñëpp ñoo ko war a jëriñoo noonu la ñëwee ne ku nekk dinañ ko rëda ci sa jë ne la fi mu nekk tuubal sa bàkkaar te comme ci l'évangile gi
tubal sa bàkkaar gom ca l'évangile gi la nga xam ne moom la àndal